dañuy wax ci li nga xamante ne moom mooy silipu bébé yi xam nga sax avant may wax loolu damay ñëw ci li nga xamante ne moom mooy ñoom petit bateau yi avant ñuy yegg si loolu d'habitude petit bateau c'est trop mignon ça. bébé bi bu juddoo buñ ko couché duñ ko solo slip ay petit bateau lañ koy jiital teg si ay grenouillères surtout ak période bi nii nga xamante ne petit bateau marque la da ngay publicité léegi yow. petit bateau marque la non petit bateau kii la rek. non du marque la de marque la marque la mais pas ci li ñuy def nii. marque la. garaawul naa leen ko may. naa la bool. voilà am na yoo xamante ne ay petit bateau lay doon am na yoo xamante ne day doon ensemble yi nga xamante ne sous-vêtement lay doon ak slip yi nga xamante ne moom la ñuy jiital liir yi. fi mu toll nii am na yoo xamante ne longue manche lay doon. parce que ñëpp dañoo nekk ci période sedd bi. dañuy couvrir seen bébé yi sinon ay problème de bronchite la leen di indi. te loolu je pense que ne buñ ko fajul bu yàggee asthme la leen di indi. absolument surtout période bii ñu nekk nga xam ne magum jëmm yi sax dañuy am asthme. te d'habitude dañu leen di diwal diwlin seen yaram bi yëpp. voilà mais dañuy tere yenn parties yi ñu siy diwlin lu ci mel ni tànk yi ak loxo yi nii. ak seen bopp yi parce que dégg naa daf koy rëyal. si la ci nooyee sax. voilà moom moo tax juste nampatal bi rek la ñuy diw. léegi nag bébé bi bu demee bay màgg dañuy commencer di ko changer bu dee jigéen la voilà c'est mignon bu ñu leen solalee dañu leen di solal ay slip. Yacine bàyyil faralaate bi waneel tamit les garçons wóor. voilà dañ leen di solal li nga xamante ne moom mooy ay slip. absolument bu dee jigéen ñi ay rose dañ leen di solal. couleur yi nga xamante ne c'est. mais coton quand même. coton ah oui. bu ak góor ñi aussi dañ leen di solal ay slip ñu leen di solal ay caleçon léegi sax dañ leen defal yoo xamante ne day am ay Mickey bu ko defee ñoom dañuy sawar ci sol bi. mais je pense que ni comme li Fatou Camara doon wax problème mu infection yi que muy xale muy mag infection ci jigéen dafa gaaw. déjà da ngay moo taxoon sax dama bëggoon mu toog pour ma laajoon ko am na ay xale yoo xamante ne bas âge dañuy commencer di am ay infection di am ay perte yooyu. Fatou. mi ngi ñëw. voilà. dañ koy daal di am parce que man gis naa ci ay cas te dama foogoon ne loolu noonu du dal xale mais am na ñoo xamante ne seen silipu doom yi dafa amul benn hygiène du ñu fomp seen doom yi bu njëkk ba dafa am ay produits yoo xamante ne ay poudre la bu ñu fóotalaanee xale yi seen yére yi wala yooyu dafa am benn poudre boo xam ne dañ ko ci daan diw dañ ko ci daan wis daal di koy même buñ ko paasewul buñ ko ci wisee rek une fois ñu wis ko ci dafay désinfecter microbe yi nga xamante ne ñoo si nekk ak yére xale tamit eau de javel c'est exclu mi ngi mel ni aussi nga jël yére xale yi di ci sotti li nga xamante ne moom mooy ay yenn parfum yi dafay irriter seen yaram yi bu njëkk ba da nga daan gis bu ñu fóotee dafa am benn poudre boo xam ne dañ ko daan wis ci sili bu xale yére yéeg yëpp daal di koy denc bu ko defee day tax du am benn microbe. absolument loolu ma doon li tax ma woo Fatou dama gis Fatou dama foogoon ne xale yi du ñu am infection mais silipu xale yi des fois da ngay gis ay xale yoo xamante ne à partir de seen silip yi si la ñuy amee ay infection vaginale man gis naa ci benn cas gisuma si lu bari mais am na benn cas bu ma ci gisoon koo xamante ne dafa dem ba am ay perte te xale la amul woon sax 5 ans je sais pas xamu loolu nag dama bëgg nga xaw a expliquer ñu duggaat tuuti ci santé nga expliquer parce que man ku ma waxoon loolu du ma ko gëm su ma ko gisul woon du ma si teg sama bët. attention du boobu voilà. Larry en fait damay kontaan ci tontu di nar a tontu ci laaj boobu nga ma laaj. Je pense que jot nañ fi wax ci infection vaginale ma xamal leen ni que xale dafay am infection. te li bon ci infection xale mooy doo ci bàyyi xel dangay dem ba mu nekk mag mu jaasi nga ne kii dafa judduwaale ak infertilité fekk infertilité bi mu nga dabee ca ba muy xale. donc benn changement couche yi dafa war a doon loo xamante ne lu régulier la. infertilité mooy mun na bañ am doom. waaw mooy jaasi wax naa ko ci olof. jaasir waaw man duma olof nag de et puis. mooy jaasir d'accord mooy xale bi dina dem ba màgg sëy bëgg a am doom wuta ko ñu naan nuy la judduwaale dafa tax dafa nii nuñ koy waxee elle est sèche. comme on le dit encore jigéen bu wow la jigéen bu wow mooy jigéen bi nga xamante ne déjà kooku. du meññ du am meññ non c'est pas du côté libido. du jouir du côté libido du jur. mooy ki nga xamante ne amul dara non parce que boo nee sèche rek ñun automatiquement. mais pareillement je suis en train d'expliquer une femme qui n'est pas fontaine yow loolu nga bëgg a wax. c'est différent loolu lay wax en fait. non moo tax may danga dagg en fait quand je dis dafay wow maanaam du ki nga xamante ne dafay meññ maa ngi ñëw du meññ maanaam c'est une femme bi nga xamante ne àdduna du ne ba mu jur donc kii bi nu mu tudd stérilité bi depuis bi muy xale la. maaka ak moom
donc kooku traitement bu mu mënta am maintenant traitement bu demee ci docteur bi nag moo leen di wax ni avec tous les analyses yu mu def moo leen naan ci infection bi mu amee tel âge ba tel âge la ko am moo dem ak moom ba dué donc déjà changement couche yi benn la ci bu ñu demee ba arrêté couche yi tamit di leen solal slip xale yi di toog ci suuf xam nga li ma la wax di toog ci suuf di foo ci suuf bu ñu paree doo leen raxas bu set slip bi mën na yendu suba ba ngoon soo amee yaay ju tayal amul sa jot mu ngi baana wala mu ngi toog sax jàkkaarloog moom te du ko def parce que elle se dit que bu puubul sawul ci couche bi rek kon jarut a changé bu puubul sawul ci tubéy bi rek jarut a génne alors que dafa war a doog li nga xamante ne c'est régulier yow miy mag da ngay changer say slip tout le temps pourquoi pas xale bi bien sûr d'accord fóot slip bi aussi di ko weer ci naaj bi am da nga war a passer slip bi di ko solal slip coton pas en nylon mais maintenant dañuy gis ci marché yi ni coton bi ça se fait très rare am na ay côté yoo xamante ne ak ay marché yi nga xamante ne ci boutique yi ngay mën a am slip coton damay gis ñi nga xamante sax dañuy am recours di dem ci fëgg jaay bi di jënd ay slip coton rien que pour mën a am slip coton bu ñu ñëwee xooj ko ci ndox bu tàng fóot ko ba mu set passé ko d'habitude sax xale yi ñoom du ñu am ay problème mu passé parce que fi mu nekk nii képp ku fi yor xale boo ko fóotalee allah kulli ali di nga ko passé du ñëpp de bëri na si ñu koy def laaj am na ñoo xamante ne mais li muy wax mais li ma lay wax dafa mel ni nga jël sa doom bàyyi koog jant toute une journée du ñëpp gis nga sa doom dina toog ci pot jóg sax du ko laab saw jóg du ko laab mën na ko laab mais da ngay seet da ngay gis façon bi ñuy laabee voilà xale li Fatou di wax xale da ngay gis koo xamante ne xale boo xamante ne dafay kaka bu ñu ko raxasee kaka bi day dem ba dafay dugg ci biir vagin wam bi ñoom après parce que façon du ñu jël penu ubbi taatu xale bi daal di mën a xool nettoyer ko wala ñu jël ay poudre li ñu xamul poudre bébé kenn du ko jël di ko def ci ay taatu xale parce que dafa am parfum voilà aussi am na poudre bi nga xamante ne pour loolu y a des talcs médicinales yi nga xamante ne sans parfum yooyu mën nga ko def loolu dafay permettre en fait parois yi du tooy parce que lépp li nga xamante ne dafay tooy dafay irrité champignon dafay kii mu def li may wax waxu raxas bi je parle de xale yi waxuma sax wax aspect dem kaka bi parce que dem kaka bi moom popo la ñu wax pour bébé ko laab popo la ñu wax saw sax laa wax saw xale dina saw ba pare xam nga bu sawee am na xale yoo xam ne dañuy saw balaa ñuy satantal sax balaa saw bi di wàcc sax ñoom dañ sol seen slip mais xale boobu slipam bi day tooy mais foog na mag nag taxaw fa et puis sax saw na te laaboo ko voilà te laabuloo ko mu ñëw heure bi loolu tamit day saw bu ñuy raxas mooy nañu bàyyi xel bu baax si ni ñuy laabee xale da ngay raxas tout le temps kanamam jëm ci ginnaaw et non le contraire donc même bu deful popo sax boo ko raxasee jëlee ci ginnaaw mooy flore li may wax rek flore anal bi en fait intestinale bi da ngay jëlee microbe yi nekk ci ginnaaw jàllale ko ci kanam ok donc elle a répondu à ta question maintenant on peut passer sur l'esthétique des couches et culottes voilà loolu nag merci Fatou si sama question bi nga répondre c'était juste pour souligner que ni xale dafay am infection comme mag ñi nga xamante ne dañoo am seen doom yi surtout xale jigéen ñi infection jigéen la gën a yàpp góor donte dafay dal xale yu góor yi mais slip bu xale jigéen ñi nañ ko jël di ko fóot di ko weer ci naaj bi après ñu daal di koy repasser bu fekkee ne aussi am na ñoo xam ne amuñu ay fer yu ñu repasser nañ ko weer ci naaj bi bu tàngee ñu daal di koy jël daal di koy lem denc ko pare xale jigéen ñu leen di xool ndax suuf si dina dugg ci seen biir taat yi ñu koy nettoyer bu baax a baax léegi slip bu coton yi partout la am yaakaar naa benn pièce 500 lay jël xaw ma foo dem am na slip bu coton 250 xaw ma nga am sa slip bu coton wala nga jënd pack bi am na ay pack yu ñuy jaay de 6 yoo xam ne sax bu dee ça coûte pas cher ça coûte plus cher fakki jaay baa ngi fii à 2000 francs fakki jaay bi fa la amee jëriñ mooy tu as des produits de qualité à moindre coût nga jël nga def ci nag li ci war ci set maanaam xoojal ci ndox mu tàng kay à défaut de ndox mu tàng sax xayu ko boo ko xayoo nga xooj ko ci omo wala ci saabu nga fóot ba mu set def sa ñaari yalandi mën nga bañ a def sax weexal nga def sa ñaari yalandi à défaut d'avoir un adoucissant raxas ko yalandi ko ci ñaari ndox au moins saabu bi denc ba jeex nga nettoyer ligne bi balaa weer bu tàngee bul xaar aussi nga weer le matin ba guddi ngay door a weeri parce que loo tàngal ci suba ba guddi mu seddaat fa amatul njëriñ. dëgg la donc en fait il faut enlever le linge quand il est encore chaud maanaam bu woowee ay 14 heures gis nga ni wow na 15 heures weeril sa linge nga amoo feer mais nga lem ko bismillah voilà tey xam naa wax nañ l'essentiel ci li nga xamante ne moom mooy affaire linge de corps xale yi parce que mag tamit fu mu amee ay sous-vêtements xale daf ko fay daal di am voilà tey lii lañ leen indiloon ci seen rubrique boobu laa xaaral ma yokkal la ci benn astuce ñoom ñi nga xamante ne sa mag yi dañ doon utiliser dawlin pour wowal taatu xale donc à défaut de prendre même de l'huile mën nga utiliser l'eucarité
xale bi parce que fi karité taxaw fu dëwlin fu niin am kon ñàkk du fa taxaw donc huile de paraffine mu ngi fii y a l'huile d'argan l'huile de coco l'huile de baobab qui sont là qui sont très bien pour la peau mën nañ ko utiliser aussi bien sûr voilà en tout cas petits bateaux ils sont très mignons moi je les aime beaucoup hein et tu sais les petits bateaux gars dañ yaakaar ne bébé rek ko war a sol mais petit bateau am na ba 3 ans petit bateau am na ba 3 ans mi ngi mel ni les grenouillères da ngay gis magum jëmm genre bébé away sol grenouillère mel ni benn Mickey ci biir kër gi ah di tumbax ci kër gi c'est mignon yéen service commercial ne leen nga solal ko slip bu da nga def publicité dem sax les filles elles ont des slips avec des trucs genre volant ni si ginnaaw gis na bu ñuy dox ak couche bi nag voilà ma nga xoolal dañu am ay doom yu jigéen ba pare teg leen ay poupée non xale bu ci tawloo doom bu jigéen moom sa doom yërëm naa ko poupée nga koy def poupée non mais écoute c'est mignon de parler de nos enfants de nos petits bébés parce que on tient à leur hygiène moo tax yenn tissus yi dafa méngoog ñoom seen âge ak seen ak environnement bu ñu war a nekk mais na nekk coton voilà te chaque fois lépp lu ñu def muy lekk bi di solu beeg yëpp médecine daf si am yoon moo tax Fatou Camara ñëwoon on a point ak à Larry pour que mu répondre carrément si question boobu parce que tamit infection moom su dalee xale si te xamuloo ko mu màggeeg moom mi musiba naaru laay musiba voilà léegi Larry looy tëjee sa rubrique avant ñu jàll si c'était tout pour information aujourd'hui tey lii lañ leen indiloon ngeen di prendre soin des slips de